asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci seen télévision bi di à Bargny amaan mbégte lool di leen dégtal bi la ëttu xibaar li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci CFEE ñu gën koo xam ci certificat de fin d'études élémentaires amaloon nañ ko fii ci commune bu Bargny. projet assainissement bu équipe municipale bi doon amal fii ci commune bi mu ngay wéy di lawal ay banqaasam danañ ca ñëw ca na mu gën a yaatoo tey nag gëstu bés bi dañu seeti woon ñëli di waa EMIE ñu gën koo xam ci maison de l'innovation de l'entreprise bu nekk fii ci commune bu Bargny yaatal geeg faram fàcce gi nees gis lay doon. woon ci bopp xibaar yi CFEE di certificat de fin d'études élémentaires amaloon nañ ko fii ci commune bu Bargny muy lijaasa bu njëkk bu ndongo bi di am rek demoon nañu seeti ji yenn ci ay centre yu nekk fii ci commune bu Bargny ci njàppandalub kii di Gana Matar Samb nekk vice président commission éducation fii ci commune bu Bargny Alain Ndiour moo ñu fa demaloon. école des filles bu Bargny di benn ci centre yi nga xam ne ñoom ñoo dalal examen entrée en sixième ak CFEE tout tànk yi di wuti rek seen premier diplôme scolaire président centre bi ne lépp jaar na yoon ak 8 heures ba léegi ñu ngi fi te gars yi itam ñëw nañu teel nañu ñëw te amul benn manquement enseignants yi ñëw nañu teel vraiment élèves itam ñëw nañu teel épreuve bi déroulé na correctement fi ñu toll nii ñu ngi ci deuxième épreuve bi maanaam production d'écrit maanaam wàllu lu ñu ko tàmmoon wax rédaction parce que def nañu ressource ba pare langue communication maanaam wàllu français bi texte suivi de question def nañ ko ba jeexal nañ ko actuellement fi ñu toll nii ñu ngi ci production d'écrit maanaam rédaction yi ñu tàmmoon wax rédaction sañ toll nii fi mu ne nii waaw amul benn problème amul benn gàllankoor sécurité am na parce que policier baa ngi nii accompagné ñu moom mooy assurer sécurité bi fii commissaire envoyé na fi un élément noonu lañ fi nekk depuis ce matin daal affaire bi ça se passe très bien. On a aussi l'accompagnement du maire hier tardivement on m'a appelé pour nous faire comprendre que le maire a appuyé tous les centres financièrement joxe na xaalis pour ñu mën a gën a conditions yi ñu fi nekk gën a mën a tegu ci yoon daal. xel mun na daal bu ñu sukkandikoo ci kàddu ki nga xam ne moom mooy représenté le maire de Bargny ndaxte gis na ni rek sujet yi nga xam ne jox nañu ko xale yi nekk na ay sujet yu abordable ndax tàmmoon nañu ko. Dans l'ensemble ça se passe bien parce que xale yi dégg nga maam amuñu ay jafe-jafe parce que am na ay essais yu ñu fi jot a def xale yi tàmm nañ déjà di leen xayma di leen natt kon tey bu ñëwee ba ñu natt xale yi te dina nekk na loo xam ne véritablement xale amuñu si jafe-jafe parce que li ñu leen natt moo gën a métti fuuf tey li ñu defagoo si suba gi xale yi def nañ français li ñuy wax TSQ texte suivi de question mais gis nañ véritablement li ñu doon def moo gën a jafe fuuf li ñu jox xale yi gis nañ tamit deuxième heure bi gis nañ production d'écrit ñu raconter benn événement sportif ou bien culturel te yooyu yëpp xale yi def nañ ko également ci essais yi def nañ ko ci seen ak également seen maîtres yi donc am nañ yaakaar ne cette année résultats yi dina nekk au rendez-vous dina baax trop daal. waaye rek mu mel ni ñoom ñu ngi dëggal loolu ndaxte ñoom nee nañu lii dafa mel ni entraînement ci ñoom ndaxte donc fu mu nekk nii mun nañu wax rek ne fii ci Bargny dina am taux de réussite bu am solo ci wàllu. tàmm nañ ko ndaxte def nañu essais yu bëri jàngal nañ entraînement pour ñu def ci essais yi. union locale bu Bargny lëkkaloo woon ñi di waa FENEGIPES amaloon nañu fi ab journée de sensibilisation ci wàllum seet gi ak ñi nga xamante ne ñooy waa union locale bu Mbaaw fële ca domaine bu Bargny lañ ko doon amalee suñu reporter l'homme qu'il faut moo ñu fa demaloon. waa nekkee gi bu ñu koy wax mooy benn galerie dafa nekk fële ca domaine ba amaloon noonu benn waxtaan ànd ci waa FENEGIPES kii di Mor Bey Diop di indi ay leeral. dafa dogal ñun FENEGIPES ñu ñoo yëngu ci wàllu pêche si loolu noonu commerce boobu jënd ak njaay boobu ndax mbaay mooy kenn ku nekk li ngay yëngatu da nga koy baaxee sa wàllu sa moroomu organisation si prix njëg goo xamante ni boo demee ci biir marché bi doo ko ci am. la boo xamante ni pour dimbalante li ko jiital rek moom mooy ñu dimbalante seen biir solidarité bi nga xam ne moom laa njëkkoon wax si stratégie bu njëkk ba si lekket ga dafa ñëwaat ñu fii tamit si jënd beeg njaay bi. bu ko ñetteel moom mooy li ñuy wax des conventions de lutte contre le gaspillage daal di xaatim ay charte yoo xamante ni ñoom seen biir ñoo koy def ñi nga xam ne ñooy bénéficiaires yi ñi ngànk programme bi di xeex wàllu yàq parce que li ko waral mooy dañoo seetlu ne jigéen ñi ñu si ëpp ñoom ñoo dàq liggéey ñoo gën a mën a sonn mais li leen gàllankoor moom mooy yàq bi nag dañ ko gën a seetlu si wàllu xew yi si ngénte yi si dëj yi
si kii ñu ko waxee sax gàmm yi dem na sax ba yàq bi dafa dem si wàllu ressource bi ressource ku ne ressource mooy wàllu géej gi ni ngeen di nappee lu yaakaar ne jën bi du jeex da dem fi nga xamante actuellement ñu constaté ne jën dafa commencé jafe li waral loolu mooy ñun nit dañ si am si responsabilité. naka noonu ñoom waa FENAGIPEC li leen tax a jóg mooy jàppale jigéen ñi yëngu ci wàllu napp gi kenn ci ñoom ñu gën koo xam ci Hady Samb ñu ci indil ay leeral. lekkat gi ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax a baax ndax am nañ ci calebasse boo xam ne chaque le 13 lañ ciy dem am nañ ci aussi beneen jàppalante boo xam ne chaque le 10 la te comme FENAGIPEC moo ñu jàppale moo ñu superviser li ñuy liggéey ñu gën koo mën a sellal ba pare am nañ ci itam foo xam ne ravitaillement lañ fay jël. quartier bi di Bayé nekk fii ci commune bi am nañu ab projet gaal ci njàppandalu pour seen ay partenaires li ni mel tax ndaw yu nekk ca quartier ba doon nañu leen defal ab tàggat fii ci centre socio El Hadji Ndiouga Dieng ngir rek boobu leen gaal bu taxawee rek ñu mën caa jariñu kii di Alé Ndiouru moo ñu demaloon ca boobule formation. chantier d'école lañ ko tuddee di ab atelier de formation bu waa ASC Bayé ànd ci ak centre de formation et d'apprentissage bu lycée de la Fosse jagleel ko ndaw yu yeewoo fii ci Bargny. Moi, je m'appelle monsieur Mamadou Sarr. Bon, je suis formateur en menuiserie bois au centre de formation artisanale de la Fosse à Dakar. Bon, su ma ñëw Bargny li ko waral mooy dañu nekk ci benn chantier école pour la fabrication d'une pirogue. Voilà, pirogue bi nekk bénéficiaire bi c'est pour les jeunes de Bargny, c'est pour la commune de Bargny, n'est-ce pas? Bon, si loolu lañ ma fi envoyé pour mon pilote aussi avec un charpentier là qui s'appelle Modou Faye, hein? Ouais, Modou Faye. Bon, donc moi je suis chargé de la partie théorique. Ouais, partie théorique moom laay piloté quoi. Bon, partie théorique bi nekk bon li ko composé mooy dessin technique bi mooy partie théorique bi dessin technique analyse de fabrication calcul professionnel et technologie. Bon dessin technique mooy bon xam nga dessin langage kii la quoi c'est un langage universel boo xam ne képp kuy technicien rek war nga mën a xam dessin waaw dessin technique parce que là c'est fondamental bon il faut mën a xam dessin mooy lan waaw léegi dañ leen di jàngal dessin ñu mën a xam les différentes vues pour mën a xam véritablement ñuy liggéey lan la bon bu ñu jógee ci loolu ñoo ci analyse de fabrication bi. analyse de fabrication bi mooy les différentes étapes parce que liggéey aussi dafa am ay étape pour defar gaal gi voilà étape bi aussi dañ leen di jàngal étape bi de A à Z première étape bi lan la deuxième étape bi ainsi de suite donc jusqu'à l'achèvement de la pirogue waaw bon en rapport avec le charpentier man su ma defee la phase théorique maintenant dañuy dem sur le terrain pour mën a def. waaw apprenants yi actuellement vraiment ils sont disciplinés vraiment ñu ngi suivre parce que man aujourd'hui même laa commencé la phase théorique actuellement maa ngi si ñoom si phase partie dessin technique bi maanaam pour leur apprendre un peu comme ni ma wax rek au début bon les différentes vues ñuy gis yooyu en dessin parce que là c'est des bases yoo xam ne c'est fondamental pour tout technicien war na mën a xam bu ñu ko présenter bi mën a xam vue bi ban vue la parce que là c'est fondamental mën a aussi def la lecture des codes parce que là aussi c'est indispensable ñu mën a mesurer waaw loolu aussi c'est un fondamental parce que ñoom aussi dafa nekk des choses yoo xam ne dañ koy xaw a négliger donc il faut nga xaw leen rappeler à l'ordre si loolu quoi voilà. wane ci ab farlu bu mat sëkk ànd si di sant ñi nga xam ne ñoo amal bi initiative ci vacances scolaires texte yi di lancer rek ak appel la si yeneen ASC yi ñu amal ay action yu lu mel. dañ nekkoon si formation boo xamante ne pour defar gaal de gaal gi nag intérêt bi yëpp suñu intérêt la quoi et tey dañ nekkoon si phase théorique bi et théorie bi ñu ngi si am 2 fois par semaine et tout le reste on le fait en pratique. ay xale lañ et dañu war a xam lu bari suñu àdduna parce que tey nit jóge fa la ñëw di la jàngal joxuloo ko dara et moom moo chargé ñëw pour jàppale la amuloo dara loo si def pour xama rek sabablu si rek dem si ba jee
man moom su may am lu may lancé ku may félicité yooyu noonu Kader lay doon ak tonton Abbas parce qu'ils sont toujours chargés de nous et quand on a des difficultés c'est eux qui nous sortent de ces difficultés là parce qu'aujourd'hui on est en vacances ils pouvaient nous rester se balader dans les rues et même pas et man dama yaakaar ne fii ASC bu nekk war nga mën a chaque jour boo yeewoo rek nga séddulee jëmale kanam parce que lii nii suñu njariñ la te ñun ñoo siy bénéficié wu et donc yow boo amul dara loo def rek après yow quoi que ce soit da ngay sonn quoi te jeune koñ mooy avenir te ñun dama jàpp ne instant bi suñu avenir commencé na jaar yoon quoi. ba tey ci projet assainissement bu équipe municipale bi doon amal bi la yoon fële ca place bu Missirah Jàmmalaay nekkoon place bu jéggi dayoo ci xeet gu bon ak salte ba fa amoon bi la yoon mu soppi xar kanam bu yees ba askan wa fa yeewoo doon bégte ci ñoom demoon nañ seeti askan wa fa yeewoo. Missirah Jàmmalaay fësal taar ak kaaraange si ñii féete boobule bërëb liggéey baa ngi wëyal gannaaw dindi mbalit ma fa nekkoon askan wi sonnoon lool si ndox yu salte yi ak ndox yi nga xamante ni doon na fa taal lu tolloog ay weeri weer. ñun bi ñu envoyé fii pour ñu ñëw fi liggéey fii donc moment bi ñu fi ñëwee bon vraiment dafa compliqué woon fii yëpp ndox la woon pour nga jaar fi sa boof kenn mënu fi jaar fii yëpp ñax la donc am benn vieux ne ma daal moment bi ñuy tabaxee lycée bi. après ci la ndox mi bloqué carrément ndox mi mënatul dem fenn donc ñoom dañoo mujj obligé bon si mairie ñu wax ak sunu société Eiffage ñu sekk fi yëpp donc bi ñu ko sekkee ba pare actuellement boof alhamdulilah moo tax ñuy dagg fee canal bi wër nii ñëw nii bu ko defee ndox mi bu ñëwee nii lay jaar mu continuer dem léegi bii na ci loolu lañ nekk nii actuellement nii mais pare guñu quoi. moo tax ñi gas lii dañ koy continuer yóbbu ko ba ci kaw ci canal bu mag ba bu ko defee canal bu mag ba aussi dañ koy wàkki tuuti mu dem géej. fii mu nekk nii ba léegi mairie baa ngi wëyal liggéey bi ngir teggi tolof-tolof yi askan wi nga xamante ni ñoo fa yeewoo si wàllum jet ak évacuation ndox. li tax mu nekk gënal si ñoom mooy que gis nga li nga xamee ne mooy canal bi ñu ngi koy defar canal bi nag li nga xam ne moo tax ñu koy defar du question pour chute bi rek mais dañ ko defar ba si ndox yi nga xamee ne ñooy génn si biir dëkk bi bu ñu ñëwee dañu leen di jël ñu verser fii nga xam ne mooy si canal bi léegi canal bi nag dañ koy xotti mu dem ba xulub su ko defee ndox mi fi duggee après géej la jëm du am benn problème du si am daal waaw li nga xam ne daal moom la ñu ñaan Bargnois yi mooy ñu ngi sàkku si ñoom ñaan mooy kenn ku nekk ñaanal ñu projet yi nga xam ne moom la ñu tàmbali mu yegg si jàmm yàlla defal ñu si jàmm Bargny am si ndam. gannaaw canalisation yi nga xamante ni mairie bi def na ko fa muy ñaan askan wi ñu jàppale ko si yaayu place bi lee mu continuer di am cet. askan wi ak xale yi mën a mucc si bépp xeetu danger ak yenn jàngoro yi. mu nekk kay moom liggéey bi baax na rafet na jekk na. te dara xewagul ndax ñu ngi ci matma bi waaw ndax fii ku gisoon ñu mel axum ñax axum ndox ñun ñi fa dëkk noo ko xam dañ sa daan dem ba ñu ne sax dafa am ay jaan dem nañu si ba ñu ne dafa am ay jaan fet na liggéey ba jaar na yoon moom daal l'école bi rek la ma doon xelaat te l'école bi ba normalé rek amuñu si benn gravité ndax ba ma see la ma xam faa la oto ba la taxaw dal maa taxi bon nag ba ma nee ñu bal fii ma xalal ma dama see sant yàlla léegi nag ragal góor ngeen ba ma gasee dugal fii dugal ko si biir loolu la maa ñaan yàlla bon nag abu yàlla na fi yàgg te wér. fii dañ fi daan jaar bu ne jotee dañu am problème gën a dem marché ñu am problème gën dem biti si aussi dañu am problème mais depuis liggéey bi commencé vraiment kontaan nañu ndax defar ni yëpp mu baax sëkk yi dugg na ba si biir kër yi dugg na ba si mbedd yi partout daal fu ne am na wax dëgg yàlla ndax dañ daan jaar dem marché fii boolu kër yaa am sall bi da nga daan jaar dem tem nga gis sax mag bu daanu sama tante fi la daanoo ba damm wax la yàlla war yoon te ba dafa daan rek loxo bi damm te yëpp booba yoon bu yàqu moo ko andi mais comme defar nga ba mu baax nii vraiment ñëpp kontaan nañu ni sërëg yëpp mën nañu wax sax ba ni yëpp kontaan nañu parce que fépp defar ngeen ko macha allah defar ngeen fépp parce que yaa ngi si biir kër yi ñu ngi si mbedd yi ñi ñaa ngi jot jaar normal vraiment liggéey bu baax la bi kay baax na war noo ko def lu léegi waaye nag jot li ñuy def baax na trop maa ngi leen di féliciter di leen di souhaiter bu bonne réussite te du ñoom rek il faut que population bi itam dimbalee leen parce que seet moom kenn mënu koo def ah
il faut discipline dugg ci nit ñi am na tey ay africains yoo xam ne mégo sax kenn du ko sànni ci mbedd ñun itam nit lañ comme tout le monde ah war nañu suñ dëkk suñ réew ku fi ñëw nawuñu ko waaw man loolu laa koy suyet ñoom ñi jiitu yal na leen yàlla may réussite. ñu desandi Missirah ba léegi rek gannaaw place bu Missirah yoon yi nekk fële ca Missirah ak jàmmalaay amalaat nañu fa ay coppite amaloon nañu fa ab conseil de quartier ci teewaayu imam délégué de quartier président conseil de quartier ak askan wi ak kii di maire bu Bargny toogoon nañu rek ngir waxtaan. gannaaw place bu Missirah jàmmalaay ak liggéey bu mucc ayib bi fa maire bi amal ñaari quartier yooyu dalaloon ab conseil de quartier ci présence su Abdou Seck ak délégation bu am solo mu mel ni rek lañ ko doon waxtaane mooy travaux yi nga xam ne moom la mairie bi di fa def te di dalal rek xelu population yi ci nawet bi ñu jëm ba ñu amalee ay waxtaan ba pare gannaaw waxtaan yi fa amal xel mun na dal. maire mu ngi lay dalal lay jox sa wàccuwaay ak ñi nga àndal ñëpp bokk yi fi daje tam mu ngi leen di dalal muy waa quartier Missirah ku si ne ñu ngi koy jox wàccuwaay ñaan yàlla waxtaan wi maire woote fii pour développement bu quartier Missirah ak Bargny yal nañ si yàlla jàppale. di jéem a yegg rek sama kàddu ci ndigalu maire moo sàkku woon ñu wàccee ko ci terrain bi pour permettre yéen ñi xam ne yéenay ñëw ci réunion bi ñu mën a am une vision globale ci li xam ne moom la ñu def moom la ñu bëgg a def parce que dugg nañ ci mbedd yi jéem a xool kër au kër dama koy tàmbalee rek ci mbedd bu mag bii mooy mbedd bi xam ne moo démarré kër tonton Ousmane Ndoye ñëw ba si suñu doyen fay na sama nijaay boo xoolee kër yi yëpp boo ko xoolee par rapport ak mbedd bi kër yi seen niveau moo gën a baax kon dafa mën ne mbedd bi moom moo gën a sëkku waaw loolu day wane ne bu fekkee ne kenn deful dara ndox yi mën a dugg ci biir kër yi te bu fekkee dafa dugg ci biir kër yi bu boobaa dafay laaj ay intervention yoo xam ne yu énergique la boo xoolee côté bi kër sunum mooy ñetti kër yi xam ne ñoom ñoo ubbeeku na parce que yeneen kër yëpp ñoom nii lañ bokkoo mais am na yeneen ñetti kër yoo xam ne ñoom nii lañ bokkoo ñetti kër yooyu aussi tamit ñooñu seen niveau moo gën a baax boo xoolee am na ba benn kër boo xam ne sax fi mu nekk nii boo demee présentement da ngay fekk ndox yi aussi dafay génne ni kuule jëm ci mbedd yi léegi boo demee ba au fond nga jël kër Baye Moussa També bi mbedd boobu boo ko jëlee moom moo la yóbbu directement ba ci tali bi mbedd boobu boo ko jëlee mbedd boobu sax xaw na tane parce que kër yooyu seen niveau xaw na yëkkatiku kon foofu boo fay def seen intervention pente bu léger rek moom ngay def beneen mbedd bi xam ne moom moo si topp mooy mbedd sunu nijaay parce que crise mbedd boobu aussi même situation que mbedd bii la mooy kër yi seen niveau moo gën a baax waaw bi ñu laajtee parce que dëkk bu fekkee da nga fa ñëw te dëkkuloo fa nga am loo gis te xamuloo nu mu demee dafay laaj aussi nga laaj ñi fi dëkk ñoom mën nañ la expliquer li ñu xam mais am na lu ñuy wax ne li ci ëpp daal mooy buy taw ñoom dañoo seetlu ne ndox yi dafay jógee kaw yépp bu ñëwee suuf lay àndal léegi suuf yooyu muy indi dafay sëkkwaale mbedd moomu kon mbedd boobu moom moo gën a niveau moo gën a élevé que kër yi xam ne ñoo ko seexe nii seexe ko ci kaw léegi boo ñëwee mbedd bii mooy mbedd bi xam ne mooy maire Aïssatou Mbaye continuer dem ba kër tonton Dawud Diop mbedd moomu tamit noonu mais mbedd boobu boo ko seetloo kër yi ñoo gën a wàcce te ba léegi nit ñi ñu ngi rembalee mbedd mi kon ça veut dire que ñooñu ñu ngi jéem a régler problème mais dafa mel ni ñoom aussi dañuy yokk problème léegi boo jëmee kër Dawud nga jëlee ko nële continuer pour mën a génne na lay jëm si wetu kër Ousmane Samb foofu tamit noonu foofu tamit niveau bi aussi dafa yëkkatiku te boo fa demee fi mu nekk ni di nga fa fekk aussi ay jalu grava yoo xam nit ñi ko teg foofu aussi pour rembale waat mbedd bi kon loolu aussi déjà problème la waaw léegi mbedd bële mooy mbeddu kii bi ma jëkkoon jël bu Baye Moussa També boo demee ba ci kanam foofu aussi am na problème mooy ci croisement bi nga xam ne moom moo lay yóbbu ci poste de santé bi foofu am na benn cuvette boo xam ne moom mooy nekk foofu mooy wetu
kër kii sama doyen fi dëkk Bargny Géej mooy waa Mbengeen ñooñu waa kër Baye Sour yi ñooñu foofu ñu dëkk noonu seen koñ boobu foofu aussi ab kii la ab kiwet la moo tax boo demee da nga fay fekk ñax moo xam ne mu ngi foofu te nekk ñu nawet kon day wane ne foofu aussi zone ndox la moo tax ci wàllu liggéey foofu dafa laaj ñu rembale ko ba pare soo ko mën a génne pente yi waaw globalement maire daal li mu bëgg mooy ndox warul taxaw fenn. Ousmane Gueye def na situation topographique bu lii bi koñ bi d'accord nañu sur le diagnostic ni ngay waxee d'accord nañu si. monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di nuyu ñu ngi ànd ñëpp rafetlu jotaay bi dañ fi daje woon fii benn yoon yàggul nga jël fi ay engagement yoo xam ne suñu sollicitation ñun ñëpp la woon donc boo fi ñëwaatee aussi fokk aussi ñu fàttali loolu xam ne moom lañ fi jëloon lu ñu si def ak lu ñu si def benn bi moo di li ñu dajaloo fii dafa am ñetti point yoo xam ne moom la daanaka ñëpp wax am na yeneen yoo xam ne ak guerre la ñetti point yëpp benn bi moo doon éclairage daanaka ñu toogoon fii yëpp waxoon nañu deuxième point bi moo doonoon jàkk ji ñu toogoon fii yëpp waxoon nañu ko troisième point bi moo doonoon place bi fële loolu lépp nag mën nañu wax ne am na ay début de solution remarquable yu ci am ndaxte bu dee éclairage bi macha allah ñàkkul peut-être quelques rampes yu brûlé fan yi mais ñun ñu war a gisal wax ñu dara donc vraiment foofu mes encouragements et mes félicitations bu dee place bi aussi defal nañ ko defal boo xam ne lu ñuul rek ku fa romb ci Bargny rafetlu na liggéey nag mënul xëy tey sotti tey lépp dafa am loo koy defee moo am ay raccordement ay change aussi initiative yi ngeen jël benn tali bu jógee fii ba lycée ba ak beneen tali bu jógee fële ba case de santé ba loolu bu ngeen ko réaliser macha allah xam naa nag ay moyens yu bari la laaj ak jàppale la laaj yàlla na ku mu yenn seetal la tuuti. parce que ne ab quartier kenn mënu ko wax taw bu ñu ndaw ñi donc encore une fois ñu lay remercier parce que initiative bi dafa fekk comme ni ko tonton Faye waxee chaque année ñun am na vécu bu ñu am fii ak ndox mi franchement c'est un problème boo xamante ne dafa sonal Missirah trop donc bu ñu ñëwee le maire de Bargny ñëw jël initiative ne day fexe ba avec les travaux de la place de Missirah ñu def ay drainage pour que ndox mi bañ a sonal population bi là on applaudit vraiment on applaudit ça il faut oser le dire. dañ ne woon bu liggéey jàkka ji pare dañu ñu lancer un programme d'assainissement pour point bi fii yàlla def na sa xalaat ñëw na à son heure donc nous on est là l'ASC va soutenir ce programme. nu ngay rafetlu nag approche bi nga am sa population Bargny ndax tamit nit ñi bu ñu la waxee seen doléance nga am ñemeñ ak sañ-sañu ñëwaat taxawaat kan mu nit ñi am na foo ko teg ndaxte boo ko tegul woon fenn doo ñeme ñu ñëw genn wàllu doléance yi ñu fi waxoon yëpp peut-être yaa ngi si def réalisation yi ñu ngi koy gis si sunuy bët fii dañu la demandé woon ni ñenn ñi ne la ay sëkk ñu ne sëkk day andi boobaa yeneen inondation mënu andi kii yooyu niveau kii yooyu ngeen fi wax tout à l'heure ña waxoon nañu fi ay bus ya nga xam ne day dem si dex gi mais fii li ma comprendre pente ngeen wax pente tamit dina dem mais tamit kii xam nga wax na regard mais est-ce que bu ñu defoon tamit ay kii bus yooyu dina am xam nga ay regard ndox yi di fa jaar di dem kul. am na yoo xam ne du fii lañ ko mën a defee dinañu def groupe bu ndaw ñu toog waxtaan ci tracé xulub boo ko décalé dañu bëgg benn axe 10 mètres de part et d'autre mais loolu dañuy am benn comité technique bu ndaw ASC bi ak ñi nga xam ne njoon ak ñeneen ñu toog ñu waxtaan ci parce que tant que canal bi mu ngi koy sës nii day jafe pour nga mën a am mais peut-être mais loolu yëpp du c'est difficile ñu évoquer nii c'est des éléments techniques yoo nga xam ne à la sortie avant ñu dem fii dinañu jël ay tour ñi nga xam ne dañuy participer ci comité technique bi ñu boole si ñépp ñi nga xam ne soit am nañu xalaat soit ay porte-voix lañu donc ñu toog autour d'une table pour trouver la meilleure solution mais li wér ba wér mooy doyen Babacar Faye que ça soit déchets yi am foofu bu ñu draguer bu ñu décaper fii nii ba mu dem it du dañuy non dañ koy dem ba xam nga bu ñu defaraatee xulub complètement
ci option yi ñu étudier bu ñu tëjee tey fi mu nekk ñu tëj fi mu nekk canal bi ñu décaler ko un peu de 5 mètres wala de 10 mètres waxtaan wu ñu am la bu boobaa foofu yëpp dañ koy complètement defaraat canal bu bees complètement la ñuy décaler à 5 mètres mais option yi dinañ ci waxtaan ak yéen dans les plus brefs délais parce que gars yi ñu ngi fële au niveau donc des cars am nañ ci ay préférences mais je pense que autour d'une table réunion technique mooy gën a adéquat. Les canalisations en fait fii nii li ñu prévoir mooy comme ni ñu ko waxee rek suuf si day ñëw envahir di dem si rien n'est fait dinañ dem ba pour dugg sa kër du sotti crise man xamoon naa këram ca jamono pente da doon sax def nii pour yéeg ci garage am tey jii c'est l'effet inverse donc il faut ñu décaper un peu bu ñu décaper un peu voie bi ak voie ba li jëm kër Ousmane Ndoye par la présence de la nappe kooku day am ay canalisation légère en bordure des maisons pas au centre pour ñu mën ko d'une part fële d'une part fii mais yi nga xam ne mooy wàcc jëm fële ci xulub def nii foofu jarul ñu fa def ay canalisation mën nañu une très belle pente rek c'est-à-dire que day doon un truc léger comme ça cuvette avec benn pente dina dem parce que ñii dañuy jubal xulub traverse tali bi dem ba jeter ko xulub donc boo curé xulub comme ni ñu koy defee normalement war nañu mën a jaar cet hivernage mais à terme li ñu bëgg mooy pour régler l'histoire de la nappe mooy creuser am des PVC récupérer nappe bi d'une part et puis régler ko de manière définitive moo tax on est ñaari temps la ñu nekk bi ci njëkk mooy par rapport ak nawet bi mais au-delà la solution définitive globale dugal ko des PVC pourquoi pas dinañu ko étudier donc c'est pour dire rek que ne toutes les options mais rue bii nii ak rue bële moom ce sera de petites tranchées yoo xam ne nii lay def bii jëm fële bii jëm fii loolu dina permettre parce que nappe bi elle est très forte à ce niveau fële nag ñu def une descente donc plan bi mu ngi nii après de toute façon comme ni mu ko wax rek le comité technique peut dès demain donc jël question par question ce qui fait que yoon yëpp mais bu ñuy liggéey nag pare gu ñu bon voilà maa ngi fàttaliku bi ñuy tàmbali place bi on avait les mêmes inquiétudes mais bi ñu ko paree donc dañuy ñaan un peu de patience rek. mu mel ni rek bi ñu jógee ci réunion conseil de quartier yu Missirah ak Diamalaye kàddu gu benn la ànd rek liggéeya ngir a pare travaux yi nga xam ne mairie Bargny entamé na ko fa ngir ñu mën a rek attaquer yeneen projet pour le développement de notre ville. ñuy desandi ca front de mer ba léegi rek mu mel ni taw bu njëkk wàcce na te ñu nga fa doon wëyal ay liggéey dañuy dem xooli ji rek place boobu ban anam la mel. yéenteelu weeru juin fii ci Bargny ñu nattoon ci première tawu nawetu ren bi ñuy ñaan sunu borom mu wàcce ci dëkk bi yëpp jàmm salaam ak naataange wante bile taw bu njëkk am na ñu mu tiitaloon ñi nga xamante ni ñoo dëkk fële ci Ndiolmane jaare Sancub Géej nguy dàgg ba Gujulankar travaux yi nga xamante ni moom la ñuy woowee front de mer. ci ndorteelu taw bi ñi nga xamante ni ñooy services techniques municipaux yi amaloon nañ déplacement ci yooyu les quartiers ngir xool ba xam ndax canaux d'évacuation yi fa maire bi liggéey ndax mu ngi fonctionner na mu waree. xam nga au départ nous les délégués maire daf ñu oowoon xamal ne yàlla front de mer la bu muy defar te loolu dafa baaxoon si dëkk bi mu ciblé woon nag les quartiers de Ndiolmane Guy Dagg Sancub Géej fu si ne nag mu dem fa fi nekk nii nag comme nag sëkk nañu sëkk bi mu ngi nii mu ngi si phase de finition alors mu ngi jëm Gujulankar léegi gis nga macha allah rafet na de population yi approuvé nañu lii ñuy craindre mooy ay inondation te yàlla def na première pluie yi si la ñu mën a évaluer mën a xool lii baax ak lii bon yàlla mu ngi def nag ne fi nekk ni comme première pluie tombé na dañu war a ñëw rek nu nit comme am nañu jot man au nom des délégués de quartier comme am naa jot ma dal di daw ñëw xoolal ñii itam gis leen ñoo ngi yor i pic ak i pelle pour dans un premier temps jéem a fottale rek waaw ñii itam au passage ñu ngi leen di gërëm ñoom lii les services techniques là parce que ils sont très braves ñu ngi remercier maire waa kii doon léegi nag li ñuy wax moo la nit ñi nañu comprendre ne si liggéey la ñu ne agression yi ñuy def verbal ak yooyu nañ ko arrêté bàyyi ko jàppale nu daal nun ñoom la ñuy jàppale mais nun suñu bopp la ñuy jàppale nañ ñu dimbali daal ba yàlla nag mën na def sutura première pluie bi am na nu ko nit ñi foog woon waroon na noo inondé na heure bi lañu seetlu nag xaw na dal xel la ñu seetlu nag dal na xel bu baax a baax ndax ndox mi mu ngi doon circuler. bi mu tawee ba léegi ñu ngi fii parce que comme ñun ñoo nekk ci travaux yi buy taw dañuy ñëw xool li nga xam ne moom la ñu defoon ndax baax na wala baaxul am déet bi ñu ñëwee ne gis nañ ne ndox mi mu ngi dem normal
léegi li nga xamee ne moo des mooy ñu fexe ñi fi ñuy jaar ñu def ab passage boo xam ne day am 3 mètres ñu def ko béton pour ñi mën a jaar dem géej waaw loolu daal mooy li nga xam ne mooy solo mais ndox mi daal mu ngi dem normal yàlla defal nañu suturoo vraiment li si ñu doon xalaat daal amagul am déet waaw yàlla defal si jàmm daal waaw te taw bi taw na ni mu war a tawee yàlla defal nañu suturoo ndox maa ngi dem normal benn kër ina ndew fi waaw léegi tamit taw bi dañu ñëwoon pour xool li ñu doon liggéey nan lay demee bu amee côté yoo xam ne ndox yi demul ñu jéem a fexe ba mu demee yàlla defal nañu suturoo ndox yëpp mu ngi jaar li des nag mooy ji ma bétane ale yi nga xam ne nit ñi fa la ñu war a jaar si jàmm ñi dëkkee boor boobu ñu ngi sant yàlla ndax liggéey bi dina wëyal mu am ay quelques ajustements si ak yenn bërëb yi nga xamante ne amoon na tuuti ndox bu taal ñuy ñaan yàlla bari ñi nawetu jàmm front de mer doon réussite ngir njëriñu askan bi yépp Bargny bi hebdo dina indi léegi ab dossier ci bile ëttu xibaar dossier tey bi nag dañu seeti woon ñi di waa EMIE ñu gën koo xam ci maison de l'innovation et de l'entreprise bu nekk fii ci commune bu Bargny nekk fii ci centre social El Hadji Ndiouga Dieng te Moussa Gueye jiiti ko ñu dem xooli ji rek suñu reporter Alain Diour lan la ñu fa jëlali. maison de l'innovation et de l'entreprise nekk fii ci centre socioculturel El Hadji Ndiouga Dieng bu Bargny di lenn ci service yi nekk ci mairie bi. Moussa Gueye mu jiite boobu kër di ñu xamal rek lan mooy solo EMIE ak ban mission la am. maison de l'innovation et de l'entreprise dafa nekk kër goo xamee ne Abou Ahmed Gaye maire Bargny moo ko taxawal kër googu nag ana lu ñu ko jagleel mooy day accueillir ñoo xamee ne Bargny la ñu nekk. ak ñoo xamee ne nekkuñu Bargny waaye ñuy yëngatu ci koom-koom bëgg ko def ci biir Bargny ñu gis na loola mooy première mission bi wante li ñu constaté ci biir Bargny mooy ñi xamee ne ñoo yëngu ci koom-koom amuñu benn këyit boo xamee ne moo ko màndargal léegi nag moo tax suñu première mission mooy ñu fexe ba képp koo xamee ne Bargny nga dëkk wala dëkkuloo Bargny waaye da nga bëgg a yëngatu ci biir Bargny ci koom-koom nga am këyit yoo xamee ne moo ko mën a màndargal loola nag bu wéyee ñu mën a accueillir keneen koo xamee ne dafa am projet waaye mu am xalaat wala boog mu am xalaatu projet rek boo xamee ne dafa bëgg a defar koom-koom ñu ne lu tax ñuy def loolu moo tax ñu jagle kër gi mu nekk place boo xamee ne dañu fay recevoir ñooñu ñëpp pour ñu mën a toog ci seen biir di waxtaan di sottinte ay xalaat ba entreprise yooyu xamee ne ñoom dañ koy créer mu nekk entreprise yoo xamee ne du juddu rek dal di disparaître loolu mooy première mission boo xamee ne jox nañu ko beneen mission bi moo di ne ñooñu xamee ne ñoo nañu ci biir Bargny di yëngatu ci koom-koom dañu leen war a gunge mooy ñu fexe ba ñu am financement boo xamee ne projet bi la ak ñu mën a am ay jumtukaay yoo xamee ne mën nañu defar ay service wala produit yoo xamee ne lu sell la yoo xamee ne mën nañu ko jaay ñu ne déet ñu ne mën nañu xool itam ñu accompagner leen ci nit ñoo xamee ne ñoo leen di mun a jox xaalis ba ñu mën a financer seen projet yooyu bu loolu wéyee maison de l'innovation et de l'entreprise aussi ci mission bi wax nañu ko ne na recevoir képp koo xamee ne dafa soxla am xëy bëgg a liggéey moo tax ñu ubbi ay liste yoo xamee ne képp koo xamee ne dafa bëgg a liggéey day ñëw fii wax ñu ko ñun itam ñu di gëstu ci Sénégal ak ci bitim réew foo xamee ne ñooña mën nañu offrir ay emploi jeunes Bargny yi pour que ñoom ñu mën a dem foofu amum xëy ca loolu nag ñu ngi ci ba am nañu ay offres yoo xamee ne dem na ci 340 offres d'emploi yoo xamee ne jagleel na gis nañu ko ci réew mi ak ci bitim réew muy Afrique de l'Ouest yoo xamee ne wax nañu waa Bargny ne mën nañu dem foofu pour bu fekkee ne soxla ñu liggéey beneen bi tam mooy
soo gisee ñuy mairie bi di asseoir li jumtukaay yu mel noonu dafa bëgg képp koo xamee ne dafa nekk Bargny mu mën a gis boppam ci mairie bi li muy liggéey. jàppale leen ci également ñu orienté leen ci foo xamee ne bu ñu fa duggee mën a am métier ba xamee ne bu ñu génnee mën a tekki bu baax bu ñu tekkee nag ñu mën a jariñ seen bopp ñu amal njariñ seen bopp njariñ amal seen bopp seen waajur njariñ mais amal communauté wu Bargny njariñ amal communauté wu Sénégal njariñ loolu mooy mission yoo xam ne jox nañu ko ne mooy maison de l'innovation et de l'entreprise. gannaaw loolu tam mun nañ ci dolli taxawaay bi muy taxawu ndaw yi ci wutuma liggéey ak di leen orienté ci ay formation yu mucc ay. bi ñu commencé liggéey bi ba tey li ñu jot ci ay nit yoo xamee ne dañu ñëw fii am projet wala ñu am idée de projet loola mat na pratiquement juróom-benni téeméer ci juróom-benni téeméer yooyu gis nañu ne ñu ci bare amuñu woon ay këyit ñooñu essayé nañu leen formaliser yónnee leen chambre de commerce bu Dakar ñu am këyit wala ñu yóbbu leen APIX ñu am këyit. njëriñ mooy mandargal ne yow mii de li nga yëngatu am nga ci droit parce que Sénégal nag entreprise yi dafa bare te entreprise bi nit ñi amuñu benn këyit te këyit mooy mandargal ne yow. lii ngay yëngatu am nga ci droit ci état organisé yëpp dañuy formaliser métier yi ngay jàng boo nekkee maçon da ngay dem jàngi maçon soo jee nekkee commerçant da ngay am registre de commerce loolu moo tax ñu bëgg ngeen am kayit te loolu réew mi yëpp a ngi koy seet waa Bargny sax tardé woon nañ ci wante maire ci boppam moo mën a demal ba Ndakaaru nga jël kayit yi xamee ne moom la ñuy defar ci dossier bi nga andil ma ko fii téye ko ku ñëw nga remplir ko kayit yi wax ko yoon wi muy jaar mu dellu APIX ñu légaliser. gannaaw jàppale bi muy jàppale acteur de développement yi ak porteur de projet yi ci wàllu wutuma kayit EMIA nekk na aussi kër gu leen di taxaw ci wàllu financement. mairie bi moom moo jël 30 millions jagleel ko waa Bargny ci 30 millions yooyu ñu ne 50% yi dañ ko jox GIE yi. yoo xamee ne ñoom la ñu structuré am nañu ay kayit loola moom ñu signé benn contrat ak MECAP jël xaalis bi domicilié ko MECAP commencé na ko jox ko GIE yi nag li ñu ci jotagut muy 38 muy fanweer ak juróom-ñett yooyu financé nañu fukki GIE ak ñeent yoo xamee ne ku ci gën a néew mu ngi am 500 000 ku ci ëppale mu ngi am 200 000 2 millions. léegi mu dem ci crédit individuel bi ci 30 millions yooyu genn wàll gi dañu ko jagleel ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci biir penc yi nekk ci Bargny loola nag bi ñu jotee li ñu recensé yëpp nit ñi nekk ñi demandé mat nañu junni ak ñeent fukk ak juróom-ñett léegi ñooñu tam ñuy commencé di leen woo am na ñu laaj fukki junni. am na ñu ci laaj fukki junni ak juróom am na ñuy laaj ñaar fukk am na ñu laaj ñeent fukk am na ñu laaj sax juróomi téeméeri junni waaye dans tous les cas dañ koy jël loola quartier par quartier crédit individuel la kenn ku cote mooy laaj ñu jagleel ko loola nag ñu ngi ci commencé di joxe semaine bi passé mardi ak mercredi woo nañu ay nit commencé leen di jox. lii moo ndar kàpp ëttu xibaar bi di leen jox dig daje fileeg ay fan yu néew ci yeneen xibaar yu ñeel commune bu Bargny.